Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Beloved brothers and sisters in Islam, we are happy to come to you again with a very important dua of the week. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar am mbégte lool dellusiwaat tey indi leen beneen dua of the week. The dua of today, it is from a hadith that was collected in Sahih al-Bukhari. And the Prophet ﷺ, he said, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Dear brothers and sisters, we are in the month of Ramadan, in the month in which we have to multiply our good deeds, in the month in which we have to multiply our dhikr, our remembrance of Allah. And in this hadith, the Prophet ﷺ, he said, there are two words that are very light on the tongue, meaning easy to say, and they are very heavy on the scale, and they are very beloved to Allah Azza wa Jalla. And those words are Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim. Mbokk yi ñi ngi ci weeru koor, weer la woo xam ne dañu war a góorgóorlu fulal si suñu ay jëf yu baax, góorgóorlu di ci bari lu ñu tudd yàlla ci bëccëg yi ak ci guddi yi, bañ a nekk ci leneen lu neexul suñu borom. ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee, am na ñaari kàddu, am na ñaari baat yoo xam ni nee na woyof na lool ci làmmiñ, maanaam yomb na di ko wax, waaye diis na lool ci balance bi yowmal qiyaam, te kàddu la yoo xam ni suñu borom sopp na leen lool. yan mooy kàddu yooyu? subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. nañu góorgóorlu képp ku nekk ci weeru koor, bëccëg bi ak guddu gi, di baril di wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. yonent bi nee na ay baat la yu yomba wax, yu woyof ci làmmiñ, waaye yowmal xiyaam di nga gis mu diis lool ci sa balance, te suñu borom bëgg na kàddu yooyu. So beloved brothers and sisters, please remember these words and say them all the time, especially in the months of Ramadan. Make your dhikr saying subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. They are very light on the tongue, heavy on the scale on the day of judgment, and they are very beloved to Allah. This was the dua of the week. We'll see you next week. Mbokk yi ñu jeex leen dig daje àllarba bi di ñëw incha allah. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.